ngi ziar ñëpp ku ci nekk ci turam ak santam tey jéggalu ñëpp ci dérangement bi wante dafa fekk mu nekk dérangement boo xamante ne ñun dañ koy bëgg di yaakaar ne yéen a ngi koy bëgg bu dee Sénégal moo leen ñor bëgg lépp di leer bëgg lépp loo xamante ne rek ay nitam ko koy wax di ko jëmale ci askan bi muy nekk loo xamante ne day jariñ askan bi bu jaree jóg ñu jóg bu jaree toog ñu toog bu jaree reetaan sax ñu reetaan ci parce que toll nañ foo xamante ne léegi dëkk bi jaxasoo na jaxasoo boo xamante ne la may wax rek lu nit def rek pour jaxase dëkk bi wala pour sos ba génn ci arrangé na ko fi ñuy démarrer tey mooy dañ leen di njëkk wan benn affaire boo xamante ne détail la ci live bi tey mais détail day jar léeg-léeg ñu koy wane pour nit ñi di comprendre nit ñuy sëlëmee wala nit ñuy jéem a naxee te jaru ko parce que fii ku ci nekk sa magu bopp nga lu baax xam nga lu bon xam nga xëy na kay ñàkk jot wala gëm ne kii nga war a déglu waroo déglu kii wala kii nga war a wóolu waroo wóolu kii te à la fin ñi ci gën a yées ñëpp ay saagakat la ñuy jël ñooñu la ñuy déglu ñooñu la ñuy gëm ak ay soskat après ñooñu ñooy taxaw ci bopp koñ bi wax booy koñ bi dégg loolu yaakaar ne loolu la fekk lépp ay coup monté la ak ay véhiculer ay messages yoo xamante ne après dañuy toog ñoom nekk seen kër nekk ci jàmm di reetaan nit ñi bon tey dañ leen di wan benn affaire ba pare li leen di wan mooy fii yéen a ngi gis fii fisc bi mooy ñi demoon ci Bougane ban ne dañoo acharné wu ci Bougane parce que Bougane wëy mairie de Dakar Bougane tibb tànk wala dara ma bëggoon ñu xam rek Université Gaston Berger kan moo fa nekk ba war a tibb tànk ba fisc bi itam topp leen ba bloqué seen ay compte pour wax leen ne nit ñi dañuy nekk ci liggéey di liggéey pour dëkk bi dox di liggéey pour affaire yi jaar yoon mu am ñoo xamante ne dañuy taxaw di def li leen neex di wax li leen neex heure bu mu leen neexee fu mu leen neexee surtout bu ñu amee yenn moyen de communication yi journal sax day am nga dagg ko pour wax loolu dépassé na sax laa lay wax ni loolu ñu naan dictature parce que télé bu nekk dafa am heure boo xamante da nga koy consacré ci wax nit ñi li xew ci dëkk bi déjà yow pour nga wax nit ñi li xew ci dëkk bi teg ko ci dëgg amul benn parce que lépp lu jëm sa boor li nga def lu baax la ñeneen def lu bon la nit ñi di continuer di la suivre di la ko muñal ngay dagg journal bi pour wax ay déclaration yu inutile parce que boo déggee tubaab bu ne la liste incomplète loi bi da ko wax loi bi li mu wax ci liste incomplète du ay ñu ne la 80 personnes nga andi ay 2000 personnes loi bi li mu wax mi ngi nii dañ ne la commission doit recevoir toutes les déclarations de candidature et après analyse elle rejette la liste ou les listes qui est incomplète liste bu incomplète la ñuy expliquer qu'il s'agisse du nombre de personnes sur la liste majoritaire comme proportionnel titulaire comme suppléant ou du nombre de pièces ñu demaat ci beneen trait beneen point bu nekk que ni dafay wane ne liste bu incomplète ne comporte pas les indications obligatoires prévues aux articles L232, L243, L266 et L278 ñu ne la qui ne respecte pas la parité absolue homme-femme maanaam foo bindee benn góor da nga fay toftal jigéen boo ko deful ci liste bi day incomplète même boo andi woon 1 million de tours te tegle woo ko comme ni ko yoon santaane ci loi yooyu ñu wax yooyu ñu wax léegi xamal ne liste bi day incomplète ñu ne la waat liste bi dafay incomplète bu dee pour ceux qui ne respectent pas la répartition des conseillers pour 45% au suffrage de liste majoritaire à un tour et pour 55% au scrutin proportionnel Bougane foofu la daanoo xamuñu nombre bi ñu war a def fee ak beneen nombre bi ñu war a def feneen fi ci proportionnel ak majoritaire bi kon bu ñu leen laajee 83 ñu andi 90 te 90 yëpp tegoo fii 45% fee 55% liste bi dañ naan liste bu incomplet la maanaam elle est incomplète la liste parce que defee woo ko ni ñu ko bëggee woon def ni ñu ko bëggee bokkul ak nga ëppal boo ëppalee sa ñun suñu yoon nekku ci loi xamul maatee la ñëw bu ne la 8h la boo fa fanaanee it 8h la lay convoqué par exemple loi loolu la xam lii ngay def defoo lii c'est incomplet bu Bougane yaakaar ne mooy dafa manqué wala matul ca ni ñu ko defee li ko yoon laajee ni ñu ko tëralee yow defoo ko kon matul waaw matul nag du ay compter benn ñaar ñett moom foofu la ko jàppee ñu tegal leen ci que ni liste bi day incomplet bu comporté wu pas d'électeurs soutenant la candidature de l'entité regroupant kii dafa bëri yi ñu ci wax ni dafa bëri mais yooyu laay liimal Bougane moom mi doon wax 80 xaw ma ñaata la ñu laaj ñu andi leen 90 ak 93 kon déjà rek tiim nit ñi di wax te li ñu leen di wax yow maîtriser woo ko parce que bi nga waree jàngi code électoral bi nga xamante ne moom mooy pour local yi
parce que changé na mode de scrutin bi changé na loi bu bees tegu ci kawam yow da nga préféré dem di tibbi tànk ki di wax ay dibeek ay sombeek ay fandeek yooyu ak ay mburoog soow kon tey Bamba Fall sëlëm na la moom fexe na ba listam fa mu toog ci ruxam defar na ko ba mu baax léegi da ngay dem rek nga jéem a gunge ko ngeen recevoir benn défaite foofu ci Messi waaw ñu léegi nag dañuy dem fi nga xamante ne moo gën a tax ñuy def live bi dañ leen di tegal ay vidéo mais balaa ñu leen di tegal vidéo yooyu wala après sax ñu def benn fàttaliku ñu tegal leen vidéo yi nga xamante ne moom lañ kii amuñu temps nag dagg ko parce que dañu xawoon jàpp te ñoom it dañoo yéex a wax xëy na alors vidéo yi mi ngi nii dama bëgg ñu déglu fii son bi nag leerul alors kon son bi leerul dama koy dagg di leen wax li mu wax Ousmane Sonko fii moo doon live këram xam naa bi mu demee fële wax après bi mu génnee gars yi dañ ne ko président li nga wax dëgërul trop pour booy mën a génn leen di dem gunge Barthélemy dinañ ñëw ci Barthélemy boobu loolu lañ ko wax xam naa mu ñëwaat këram ne xaaral ma rectifié wu defarlu Ousmane Sonko est-ce que xam na lan mooy renseignement généraux yu Sénégal bu ñu la bëggee topp même bu ñu loué en face sa kër du ñu andi seen famille dañuy créer famille dañuy andi beneen ku jigéen koo xamante ne ci renseignement généraux yi lay liggéeyee wut ay booy yoo xamante ne da nga leen di defe ne ay xale lañ wala ñu wut koo xamante ne day jege xale fekk 18 ans na ba dugg ci armée bi ba dépassé 18 ans dinañ fexe ba kenn ku bokk ci ñoom seen deret du bokk ci opération yi nga ne woy kooku renseignement généraux la moo luy woon en face sa kër Ousmane dëgg jafe na de wax ko nag moo gën a metti boo ko tàmmulee est-ce que di ngay xool après say waa kër yow boo waxee benn affaire ba pare wala nga wax ko ci mbedd mi comme ni nga taxee woon wax Casamance kii ak garçon na wax ci kii bi saa yoo waxee benn affaire bu dul dëgg est-ce que yow di nga mën a jàkkaarloog sa njaboot say doom yaa ngi calculer ëllëg bu ñu waree toog di la sos yow lan nga war a wax parce que doo taxaw ne leen sos baaxul bu leen di sos parce que yow ci loolu ngay dund ci ngay doxee même cotisation yi pour mu jaar yoon il faut nga sos ñu kon ne vidéo bi son bi nag la baaxul mooy seen photo boobu nga xam ne ñu ko gaaroon ci sa buntu kër ay matériel électronique nekk ñuy espionné ñu xew ci biir kër mais ñenn ñi nee nañ bu demoon gannaaw kër sax seen photo boobu mënoon na ko gis loolu nag musiba la ba ñoom accrochage ak sama sécurité ba tey jii ñoo ngi yónnee wala di essayer xool fu ñuy jaar pour lañ fi bàyyi woon muy ordinateur bi nekk bi ñu amee saa su leen neexee muy téléphone bi muy ordinateur boobu mën nañ ñëw jël si ko booguma Sénégalais xam ne dëkk bi yëpp ndax am na loo xam ne ci suñu kaaraange la bokk waaye may fàttali waa police nationale ni ñoom dañ koy nekk pour Sénégalais yëpp dañ koy nekk pour kaaraange bi yëpp rôle bi ñu leen di joué naam mënuñu ci dara sax waaye pour rafet sàcc si bëri na ci réew mi samba boy bëri na ci réew mi problème sécurité am na ci réew mi ñu jël seen dispositif pour yëpp ne dañuy surveiller Ousmane Sonko lii am tey ñetti weer ci gannaaw ñun demoon nañu ba am firnde bés bu ne fële sama bopp koñ bi dañuy gaare seen ñaari scooter bokkul nag ak ñi nga xam ne dañ leen di teg ci koñ bi ñu mel ni ay ñii naan ne mel ni ay vigile ñi mel ni ay employé ci ay kër am na benn ministre bu ne fii ñoo dëkkandoo këram la ñuy añee bis bu ne. ok Ousmane Sonko dafa wax benn wax li mu wax mooy lan yéen a ngi fàttaliku bi 14 morts yi amee ci mois de mars bi mu génnee parce que tey wax na ne way warul woon génn wax affaire yooyu mel ne que ni ñu ngi ciy profité di jaale ay mbokkam lan ñi nga xamante ne ñu ngi doon ànd ak moom ci ñoom li ñu yaakaar ne lu baax la ba gis naa ci sax defoon naa benn live di wax ne maa ngi jaalu pas live benn post ne maa ngi jaale mbokk ñooñu seen mbokk biologique ñu bokkal parce que xamoon naa fa wax ji jëm à la fin ñoom fu nu mujjee ay ku daanu keneen jël kii bi ci bataille bi fi Sénégal amul bataille Sénégal kenn xeexul
Sénégal saa yu élection jotee nit ñi dinañ sangu solo ñi contre Macky Sall duñ ko voter ñi bëgg Ousmane Sonko la ñuy voter ñi ko contre duñ ko voter te bu ñu paree dañuy compter sa ëllëg sa nit ñi xëy liggéey ñu ngi koy def depuis 1960 bokk suñu indépendance du ma wax sax au delà parce que boobu xëy na amuñu woon indépendance ñu ngi koy def ba léegi yenn rey yi amu ci saa yu amee xëy na dëkk bee jógandoo pour benn affaire boo xamante ne constitution bi loi bi la ñëpp la concerné mais dem ay salon de massage yot dem nga wëlbati kook yooyu yëpp ba mu jur ay ñu décédé man am naa droit ku ma gisati ku gaañu dinaa la jaale parce que sénégalais laa yaakaar ne jullit laa àqan yaakaar ne tamit taalibe sëñ Fall bu wóor laa kon lépp lu ma gis loo xamante ne nit ñàkk na ci bakkanam dinaa la jaale mais ci jaale boobu du tax may def li yàlla gën a bañ muy sos dinaa taxaw wax ci sama xalaat wax ci li ma yaakaar ne moo am parce que tey bu ñu leen sosul woon ba ñu gëm benn genre lu ñu tuddee projet te du projet lu dul fexe ba këpp ci cere ji suuf ko mënatuma cee lekk loolu mënta nekk projet day nekk lu concerne ñëpp bëgg ko te ñu teg ko ci dëgg mais du ci ay sos Ousmane Sonko fii moo waxoon ne jour boobu bi mu génnee après dem di defi live dafa ne danoo tardé ñu ngi jéggalu parce que benn auto police moo taxawoon foofu ñu daal di am seen ay bagages yu fa nekk doon filmer ba boo nekkee tey sax mi ngi koy waxaat boo nekkee sax sa biir toilette di def say besoin ñooñu sax dañ lay filmer di ko gis après bi ñu laajee benn jour maître Tall mi nga xamante ne fële muy wax Mbour joxewu fa listam dafa yëkkatiwaat liste bi yóbbu ko moom xam na ay raison am maître Tall beneen wax la waxoon dama leen koy tegal ngeen dégg. ay adversaire en réalité ay ennemi nañ ennemi nag boo ko amee ñoom ñoo tal ennemi ñun Sénégal la di sax ay appareil hyper sophistiqué dem di ko jéem a épier di ko jéem a espionné. foofu laa doon jëm si sax merci dafa mel ni fi incident bi. ñu gis ne saisiroon ngeen ko fan la matériel yooyu fan la. non saisiruñ ko en réalité c'est une mauvaise information bu gars yi véhiculé woon en réalité. gars yi bañ demee ba xam ne en réalité y avait des éléments de la police yi nekkoon si biir ñoom saisiruñ dara oto bi la ñu waxoon ne du bouger léegi bañ ñëwee ba ñëw taxaw ba cooli bare après si lañ leen bàyyi ñu dem mais kenn saisirul benn appareil bu xamante ni nii si oto boobu la nekkoon mais li si gën a. ok yéen a ko dégg Maître Tall moo toog Ousmane Sonko njëkk ñëw ne dafa tardé parce que dafa amoon accrochage ak police ay éléments am jàpp gars yi ñu ne leen dem leen ngeen jëli leen moom mu wax leen xam nga rek boo dee dictateur xëy na ay dof yi la wër mën nga leen jaay dictature ndax man moom ay saaga ak ay sos ay jaxase du tax ma noppi man liy tax ma noppi mooy dëgg gi di dox bu dëgg gi doxee rek ñëpp nekk ci jàmm dootuma déranger kenn mais tant que nit a ngi taxaw ci dëkk bi di sos di wax la lu dul dëgg te du sentir sax ay sosam parce que dafa dem ba gëm ne sos dafa bokk ci deretam mu war ko di def parce que moo koy dundal mi ngi naan ay benn ministre boo xamante ne ñooñu ñu wax ne ay policier lañ wala ay agent secret këram la ñuy añee këram la ñuy lekkee loolu ay waxu dof la parce que agent secret police dem di lekk kër ministre sax waxu dof la parce que yow ci sa bopp fa nga dëkk ay ministre dëkk fa te boo jógee ñu ne ministre ay sàcc lañ kon yow moom sàcc nga parce que liggéeyoo fi defoo fi benn business boo xamante ne war na tax nga dëkk fa bu dee ministre yooyu dañoo business ba dëkk fa wala ñu sàcc ba dëkk fa yow it kon tu es dans le même lot xoolal ni nga def ba dëkk ci zone boobu parce que il n'est pas permis à n'importe qui d'habiter cette zone yow sax nga ko nee nga ay ministre léegi nag Ousmane Sonko ci vidéo bii ma leen tegal léegi te leerul li may wax rek la day def victimisation pour booy génne waaw ñu ngi leen di buntu xatal pour lundi doo leen bëri bu weesoo dof yi nga xamante ne ñooy dem doo leen bëri te dinaa leen wax lu tax Ousmane Sonko fii Maître Tall nee na saisirun dara Ousmane Sonko nee na ordinateur bu police mi ngi fa ma lay wax beneen affaire Ousmane Sonko gis nga nekk leader dafa yomb surtout bu dee ñi ngay àndal amu ci kenn koo xamante ne am na benn niveau de compréhension bi day gumba tëx pour ànd ak yow parce que dafa am benn affaire bu nu gëmoon mooy ëllëg dañuy bokk ci ñiy paccoo dëkk bi ndax yéen a ngi koy paccoo depuis des années ñi la gën a jege au niveau waxuma la fisc de au niveau du domaine ñi la gën a jege fu ñu ngi paccoo nga bokkoon ci ñiy paccoo yow ay ñoom Diop si ba mu dem ba ñu génne la ndax ay wax yoo xamante ne jaxase yëngal kërëng ci fi ngay liggéeyee te nit war a am droit de réserve ci lu bëri loolu duñ ci dellu si nangu nga ko yaa ngi koy digérer bien que yaa waxoon ne administration amul xaalis da ngay démissionner nga toog ba ñu yëkkati sa loxo ci ndab li nga ne nag du noonu commencé di jaxase di sos léegi fii ma lay wax Ousmane Sonko gis nga renseignements généraux da ngay dem nga gëstu lan mooy renseignements généraux pour nga mën di wax ci ñoom Antoine ni ngay jéem a toucher Antoine mënoo ko atteindre moo la gën a nekk xale
ëpp la ay responsabilité di liggéey pour Sénégal depuis bi mu génnee ba tey amul fenn foo ko mën a toppee taxal ko ay cuujam beeg wax nga lu bon lu ne ci moom tey police bi ngay attaqué c'est pour atteindre Antoine Diome amul sa temps demal nga lijjanti Ziguinchor bee nga xamante ne nee nga da nga koy gagné te xam nga ne pour nga gagné ko dina jafe ndax Balde nga doon xalaat lonkaloo ànd ak moom te foofu léegi dina gën a tar du ma sax wax ay Doudou Ka bi nga xamante ne instant yi moo la def problème mënu xalaatatoo léegi toog 2 semaines yoo demul Casamance parce que boo ko defulee élection yi dina gën a garaaw si yow on a tout compris may dellu si waat ci ordinateur bi renseignements généraux seen ordinateur non damay reetaan sax ci li Sonko di wax mais dee leen ko tegal ay film muy seetaan pour mu xaw a nekk au diapason liñ mën a xew boog ci naka laa ko mën expliquer li mën a xew ci informatique li mën a xew ci nouvelle forme yi gars yi di utiliser renseignements généraux yi seen téléphone waxuma la seen ordinateur seen téléphone doo ci mën a dugg boo mënoon dem ba bëgg dugg ci seen téléphone disque bi ci boppam moom mooy yàqu disque dur ordinateur bi mooy yàqu doo fa fekk dara xaw ma nag yow noo mën a def ba am seen ay code ba dugg ci ordinateur boo xamante ne déjà yow nee ngeen saisiru leen dara Métal wax na ko depuis des mois saisiru leen dara mosoo génne dara wala dara li gars yi saisir te da nga ne woon mi ngi foofu ci kër ga 2 semaines après Métal ñu invité ko mu ne dara amu fa kon demal nga gëstu dee leen tegal waa ji film gis nga comme joué katu film la da ngeen koy tegal ay film pour muy am inspiration yu baax d'ailleurs Métal bañ ko invité wala na woon ne moom day seetaan film ba muy wax xaw ma ay film boobu nga xamante ne gars yi kenn seetaanatu ko sax xëy na ñi am jot ñoo koy seetaan ñoom bita yeeg ñooyu ñu demaat ci benn wax bu gën a leer parce que foofu saisirun dara téléphone waa ji ñuy wax noonu bi tax muy def live bi ci téléphone boobu la ñuy ñëw Ousmane Sonko neen dafa saisir téléphone benn waa joo xamante ne policier la téléphone waa ji mu saisir li ci gën a reetaanloo mooy bi muy wane ci affaire waa ji benn maire lan wane bu taxaw takk masque ñu koy interviewé gisuñu ci téléphone bi Ousmane Sonko kon moom li ñu filmé ci moom anamu loolu déjà mooy deuxième chose bi maa ngi ci vidéo yi ba tey ay vidéo Sonko moom moo bizarre ñu dem ci bi mi ngi wax ci waa ji wala est-ce que ay nit yu yónnee la pour ñu assister Ousmane Sonko kon tey su ma gaaw na intervenir ñii mën nañ dal ci kaw te boobaa heure bi musiba am na kon nañu bàyyi yii ñuy foowe yii c'est sacré te du kenn nag ku dul Macky Sall jël lii lépp naan yaa ngi surveiller ay adversaires politiques te ñi amoon yeneen farata ñu war a dox yi rafetlu ci réew mi kon mbir maa ngi nii bi ñu xam naa ni bi ñu déggee ñu ne Ousmane Sonko ñu def live wala tudd na téléphone bi la ñu taal seen bopp léegi dem waaye sànq ba léegi ñu ngi fi taxaw ne nañu lii la ñu jël si buñ dellu see nag téléphone baa ngi ñu delloo leen ko ordinateur ba sax ñu ngi fi saa suñu bëggee ñu ñëw ñu delloo leen ko parce que la fa nekk ci ay renseignement jàpp naa ni la ca bëri suñu sécurité nationale la aw ma benn intérêt wu waaye dama leen bëggoon woon ñu mbir mi lii mooy li ñuy xaar ci police ak gendarmerie nañu bàyyi opposition bi ñuy surveiller di ko xokkatal di essayer def ay rapport suba ngoon bu dégg bëccëg ci ñoom nous avons les mêmes droits et les mêmes devoirs que Macky Sall ci réew mi kon lii na fi def. ok yéen a ko dégg am ko nee na même renseignement yi mi ngi ci ordinateur mooy li ma doon expliquer rek moom war nañu wax naka la aayee ba ubbi ordinateur bi xam code yeeg yëpp téléphone waa ji muy wax noonu. téléphone bi boo leen xoolee ci laayoon téléphone bi benn maire lañ ci jot a wone bu nu mel ne lu ñuy interviewé te c'est à suivre sax ndax du ñoom seen vidéo la ñoom bu ñu doon def ci waa jooju la ñuy ñëw pour wax leen ne Ousmane Sonko ni mu nekkee cuune nee na bu dul woon moom gars yi dal ci kawam seen vidéo bi nu teg ñoom pour monter gars yi pour gëmloo nit ñi li am te lépp erreur la moom laa leen di tegal nii ngeen xool li ma fi teg yëpp ba léegi amu ci dara lu ma filmé man. amu ci dara loo xamante ne sama page la nekk boo xamante ne maa ko moom seen ay yëfam lii live am la bu mu def la ak seen ay affaires yu mu def moom laay wane boobu ba léegi ngeen xoolal seen bopp ngeen analyser seen bopp après loo leen di gëm ngeen gëm ko ku ci neex nag nga gëm ay sos ndax gëm ay sos dafa yomb trop gëm ñuy saaga dafa yomb trop mais xam nga lu jafe gëm ku lay ubbil say bët nga bëgg mu say bët leer nga bëgg ko yow loolu moom moo jafe te foofu lañ toll
vidéo baa ngi nii ngeen xool ñu xoolandoo ko après ñu commentaire ci. alors seetaanal leen vidéo bi dafa gàtt ngeen comprendre li ma bëgg wax. gis ngeen fi vidéo bi jeexee Ousmane Sonko nee na waa ji dañ ko jàpp mu leen di filmer li gën a grave moom mooy nee na ñoom sécurité am palpé nañ waa ji xool ba sonn bi waa ji ne police la bokk gisuñu benn document ci moom bi ñu yeggee gendarmerie Foire loolu tamit dañ ci war a commencer di interpeller autorités yi comme ni tey juge bi la def pour xamu procureur bi ni mu def génne benn papier buy wane ne que ni Barthélémy Dias xamoon na ne que ni dinañ ko woo depuis le 7 juillet xamoon na ne war na wuy si le 10 novembre loolu la ñëpp war a def bu dee Ousmane Sonko dafa taxaw di sosal gendarmerie Foire na gendarmerie Foire taxaw ne ñun gisuñu kenn wala effectivement Ousmane Sonko ñëwoon na fi pour tel ou tel cas parce que moom day toog di wax di jaay di wax dëgg te li mu wax yëpp dara du ci dëgg la preuve waa ji naka la mënee yéen say sécurité bu dee aay na naka la ñu mënee palper waa ji gisuñu ci moom arme gisuñu ci moom carte d'identité gisuñu ci moom carte professionnelle am bi mu yeggee police moom gendarmerie bu Foire moom laaj nañ ko mu génne document am ça veut dire que soit mu ñu palper wala ñu nekk ay dof wala waa ji nekk professionnel ba dépassé leen ñoom bi gën a mujj nag ci vidéo bi moom mooy Ousmane Sonko moo taxaw ne xëy na dañ ko bëgg rey wala dara ku nu bëgg rey ndax di nga jegee nii nit koo xamul sa sécurité taxaw di waxtaan waa ji bu doon dafa nekk ku nu formé dëgg pour mu topp Ousmane Sonko wala pour mu descendre Ousmane Sonko foofu ni ko Ousmane Sonko jegee rey na ko ba def benn ba taal benn pétard wala dara affaire yi jaxasoo comme ñoom ay jekatu film leen ku nekk dem fa ngay jëm wala am na ñu koy topp ñoo xamante ne ñoo koy topp di ko suivre pour bu dara amee ñu ñëw pour war ko aider xool leen yëfu cuune yii ñu def bu ñuy sos nan ko def mu nekk film bu am scénario boo xam di nga ko mën a gëm mais taxaw naan ko yóbbu ma xam naa ne Rufisque nga dëkk Ousmane Sonko ñëw taxaw ba jege waa ji à 0 mètre bu doon dafa am lu jóg pour du négatif ci moom pare na ci dee na bu yàgg nan bàyyi seen sos yu ñuy def nan bàyyi yi ñuy gën a jéemee nax nit ñi ci kaawu député ci kaawu Barthélémy lën jëm Barthélémy biñ koy woo ma leen di fàttali ñi taxaw ñëpp ba ci Khalifa Sall Ousmane Sonko ak ñi ma gis démb ñu toog ci télé bi di ratatati naan ay 10 ans di wax est-ce que xam nañ li ñuy wax dossier bi 2011 la amoon d'accord ba Barthélémy naan Ablaye Wade moo yónni ay nit pour ñu rey ko heureusement bi mu wëlbatikoo dem seeti président Wade photo ak moom xëy na kon Wade baal na ko wala ñoom ñoo xam mais li wóor te leer moom mooy cas bi amul 10 ans dama leen di won parce que bëgguñu sax nekk di kii fii dañ leen di wax après ku mu neex nga dem xool nga dem seet après ñu dellu si waat ci live bi ci waxu teyu gars yi alors lii mi ngi nii 8 juillet 2021 la ko Salif Ba bind nekk ku nekk kii Salif Ka nekk Walf ma xam ko ndax interviewé na ma à 2 reprises ci 2011 bi la Salif Ka bindoon nekk ni mi ngi nii énième renvoi mi ngi nii dama leen koy lire rek tuuti énième renvoi du procès en appel 8 juillet 2021 de l'affaire Ndiaga Diouf lutteur tué en 2011 devant la mairie de Mermoz Sacré-Cœur. Le dossier appelé devant la chambre criminelle d'appel de Dakar a été encore renvoyé jusqu'au 10 novembre 2021. Date bi gis ngeen ko le 8 juillet maanaam le 7 bi ñu ko reporté ba le 10 novembre bi ci la Salif bind le lendemain le 8 ci la bind date baa ngi nii ku mu neex nga dem xool ko di nga ko gis. Barthélémy moom moo def recours moo def appel mais tribunal jugé nañ Barthélémy mi ngi nii depuis le 16 février 2017 mi ngi nii Barthélémy Dias condamné à 2 ans lu rouge lii ngeen di gis mooy date bi 2017 février Barthélémy Dias condamné à 2 ans de prison ferme dont 6
donc 2 ans de prison dont 6 mois ferme 6 mois yooyu fekk ne tëddoon na ko bu yàgg jour boobu dafa génn tribunal bi ñibbi Barthélemy bu fekkoon dañ ko bëgg yàqal bu dee état moo jógoon pour yàqal ko fii duñ ko tëj 2 ans ci koo xamante ne yaakaar na ne yaa ko rey ak reyoo ko dinañ la tëj minimum 10 ans buñ la tëjee 10 ans wala ñu tëj la 5 ans mënatoo bokk ci benn élection 2017 bi Barth dafa waroon fay 25 millions famille yu njaga bi ñu ngi koy ñaanal yàlla lii yëpp wax ji yëpp moom fekk ko àjjana Barth moom moo dem def appel kon lii nii bu ko neexee mu arrêté ko bu ko neexee mu arrêté ay avocat am arrêté ko ci laay profité di wax ne am na ay xeetu avocat yoo xamante ne tant que ñenn sénégalais yi ñu ngi leen di jël ci ñàkk la ñuy jëm parce que avocat yooyu ay politiciens lañ dañuy taxaw di jaxase di taxaw di wax lu bon di wax lu ñaaw parce que état du Sénégal da leen daanoon duma yu metti ci yeneen dossier comme yu ñoom Karim ak ñeneen yu yàgg ñooñu en la ñuy demee demuñu pour liggéey pour wax dëgg gi wala pour sauver seen client dañuy dem déjà politiquement ci dossier bi Barth moom moo def recours moom moo def appel mais moom jugé woon nañ ko ça veut dire que ni procédure bi mësta am fukki at procédure bi 2011 la woon mi ngi nii ñu tëj ko à la date de février 2017 kon moom bu ko ubbiwaatee 1 an après 2 ans après moom moo def appel moom moo def recours moom moo yeewaat dossier bi kon na ko gérer ku ko bëgg topp nag lundi mën nga koo topp mais topp ko ci dëgg topp ko ne damaa bëgg gunge Barth loolu damaa bëgg gunge ki nga xamante ne moom lay votel wala ki nga xamante ne Ousmane Sonko mi nga xamante ne sos rek lay def moom la bëgg ñu àndal loolu am nga ci droit mais nañ koy teg ci yoon muy leer. Alors ñu dem ci beneen wax bu ndaw parce que Barth moom duñ ci yàgg duñ ci taxaw Ousmane Sonko tey mi ngi wax ci justice bi. amuñu benn personnalité topp Macky Sall bi rek fu mu leen joxoon ñu dem loolu dafa war a jeex réew mi te kenn du ko nangu lu mu leen jaral dinañu ko jaral je le répète ku mu neex nag nga toog fa leen ne Sonko nitu fitna la j'assume waaye man duma koo xam ne dañ may ñëw noggatu toog duma ma dóor ma tëj ma naan incha allah macha allah defuma ko. waaw mais Sonko man dinaa la waxal macha allah ci li nga xamante ne saa yu demee signé jot yaa ngi dem di signé macha allah ci nga xamante ne say avocat ñu ngi lijjanti pour ñu jox la sa passeport justice bi nga wax ne faale woo ko respecté woo ko da nga waroon toog fii nga ne leen chaque jour ñu ne ma demal signé wala chaque semaine dinaa dem signé loolu mooy nitu dëgg li ngay wax ci kaw na bokk ak li ngay def ci suuf li comme li buggaan def rek. yooxu ne ameelul dara fisc bi dem na di négocier comme na ma ko waxoon ci sama premier live ci affaire fisc bi ak Bougane ma ngay négocier moratoire moo xam ñaata lay fay par mois point gars yi dañ bàyyi lu ñuy telli ci kaw ñu bañ ko def ci suuf wala bu dee telli nañ ci kaw dem ruumandaat ci suuf nañ yéeg nañ taxawaat ci kaw ne leen gars yi ruumandaat nan loolu moom mooy jox cër nit ñi Ousmane Sonko mi ngi signé ji bu dee benn yoon par semaine la mi ngi signé ji fan yi passé ay avocat am ñu ngi doon wax ndax ñu delloo ñu restituer ko passeport am justice bañ taxul mu telli taxul mu yuuxu parce que mi ngi négocier sama gars yi bu nu nangu benn dof toog fee bëgg ñoo jàppee dof ñu dem ci beneen vidéo. Être debout pour qu'on mette fin à ces forfaitures, je vous remercie. non bii sama téléphone ak ah non ok balaa ma leen di tegal vidéo bi dafa am beneen affaire bu ma bëggoon ñu wax ci vidéo boobu lay seet nii Ousmane Sonko nee na bu leen neexee ñu ne nitu fitna la moom xam na ko dama leen di benn rappel bu yàgg vidéo bi ma leen tegal 2 novembre 2018 la woon boobu élection présidentielle amagul Macky Sall mi mu naan mooy moroomam def leen bopp yi man bopp yi intéressé bu waree dagg rek dagg na man wax naa li may wax le reste ne m'intéresse pas parce que man li may wax lu ma xam la lu ma maîtriser la lu ma kii la te saa yu ma paree képp ku ma woo wala nga bind ma message messenger dama lay tontu boo saagaa comme ki ma doon laaj ay wax yu bon dama foo nekk ba ma ko waxee bu fëggee buntu néegu yaayam dina xam fan laa nekk boobu pare na ci man du ma saaga fii du ma wax lu ñaaw ku am lu may laaj ci li may wax nii ci sama messenger dinaa la ci tontu lu positif bu dee lu négatif wala ay saaga du ma la tontu wala léeg-léeg par feeling rek ma wan ne la ku mu neex réew mbubb la booy sol di ko simi point final boo leen yàqee live bi yéen la concerné Ousmane Sonko dama leen di andil benn rappel mi ngi nii il y a 3 ans la Facebook bind Facebook moom xanaa nga modifié ko te boo ko modifié 3 ans bi war naa mën a dañ bu dee vidéo surtout la mu waxoon laa leen wax il y a 3 ans élection présidentielle amagul woon. dama gëm nag ni
su amee peuple bu bëgg a changement dëgg volonté am xaalis teewu ko système teewu ko xoqatal teewu ko parce que gis nañ ni xew barki dem ci révolution arabe yi kon nañu am même volonté boobu. bon même volonté bi mooy révolution arabe bi nga xamante ne fii bindoon naa fi li ma bindoon laa leen di wax en 2018 le 2 novembre précisément mi ngi nii 2 novembre 2018 ma ne woon ndax xam nañ réellement li Sonko mii di laajte peuple bi printemps arabe la bëgg li ONU wax ci printemps arabe jamono yooyu déclaré nañ mois de mai dernier il y a eu environ 300 morts et 700 blessés lors du soulèvement en Tunisie Tunisie rek 300 morts ñoo fa dee ak 700 blessés ma ne duma sax wax ay Syrie ay yeneen dëkk yeeg yooyu yëpp ak ay Yémen ak yooyu duma dugg ci détails yi nii ba waxoon Tamsir Bathily waxal ak sa waa ji pour mu nekk nit 2018 ba tey Ousmane Sonko mi ngi bëgg ay nit dee mi ngi bëgg dëkk bi jaxasoo mi ngi bëgg lépp taxaw am na ñoo xamante ne nag yàlla nattoon na leen ñuy gëm li muy wax bay génn récemment 14 morts bu gën a récent encore 3 personnes décédées na ndax wax li mu leen di wax ak li mu leen di gëmloo te dara ju ci dëgg parce que Sénégal tolluwul ci reyante pour jot nguur Sénégal tolluwul ci libération mooy foo xamante ne boo génnee ñu tiire la nga dee boo génnee bombe dal sa kër wala sa njaboot am problème mais Ousmane Sonko mi ngi génn mi ngi taxawaalu mi ngi doxantu dégg ngeen ko moom mi doonoon dafa feebar ba ñu koy jëndal ay yaayam di ko jëndal ay graisse yu yeew la xaw ma dégg ngeen ko bi mu demee Casamance bu mujj bii Ziguinchor meeting am bu mujj bii nee na mënatul génn dem fenn mënatul sax dem salle de sport comme moom day faj ak a wér ci wér feebar yoo xamante ne da lay topp te giiru dund moom da ciy wér ak di jóg ak a wéraat di massage di feebaraat di dem salle de sport kooku ñun détaillant la ci ñun. ñu dem ci beneen vidéo bi ma leen doon tegal sànq parce que fii dafa ne système téyewu ko xoqatal téyewu ko ci dëkk bu bëgg jóg moo tax ma bloqué woon vidéo Ousmane Sonko moo wax loolu en 2018 léegi ma tegal leen vidéo bi ñuy tëjee ci côté vidéo yi déglu leen fii. Pour qu'on mette fin à ces forfaitures, je vous remercie. Merci, Président Sonko. Je donne la parole au Président Ababacar Sall, Khalifa Ababacar Sall. Et on en aura terminé avec le point de presse. Merci beaucoup jërëjëf Abi. ok yéen a ngi dégg Ousmane Sonko moo doon wax mu pare Habib Sy mu président Ablaye Wade moo nekkoon modérateur bi Habib Sy kan la woo Khalifa Sall mu parti socialiste système mu Sénégal depuis 1960 ñoom ñett ñoo nekk ni ci vidéo bu gàtt bu ndaw bii parce que Ousmane Sonko système bi la bokk weddi système bi ne du ànd ak système bi mais tey xoolal ci table bi xoolaat leen vidéo bi Ousmane Sonko mooy wax Habib Sy mu PDS moom mooy modérateur bi mooy jox kàddu Khalifa Sall mu PS 1960 ba 2000 ba 2012 yow nga ne système bi doo ànd ak moom nga ne doo coalition jamais tey yaa ngi ànd ak Yewwi Askan bi ñoom Ablaye Wade weddi nañ la ànd ak yow Khalifa Sall Yewwi Askan bi non mais man waa ji gis nga bu may wax ci moom dama naan kii est-ce que sax moom jox nañu cër ñun xool leen vidéo bi waay. Je vous remercie. Merci, Président Sonko. Je donne la parole au Président Ababacar Sall, Khalifa Ababacar Sall. Et on en aura terminé avec le point de presse. Merci beaucoup jërëjëf Abi. ok léegi fi ñu jëm moom mooy que ni comme ñun ay dof lan ñu jàppee bu leen neexee ñu nangu nekk dof ñun ñëpp amul benn problème fi ma jëm moom mooy Khalifa Sall tey nee na Dakar jóg na 2009 Khalifa bi Dakar di jóg 2009 Grand Yoff nga nekkoon feu Ousmane Tanor Dieng moo forcé xataraay pour ñu jox la maire bi après tey ci bi ngay wax commencé nga sax bay wax bay saaga bay wax yu salte wax yu débordé mais nag ça se comprend fréquentation day yàq nit ki ngay fréquenté bu dee soskat la ak wax lu bon saaga yow foog nga cof ci on te comprend on te pardonne mais mënoon nga honnête nga wax ci Barthélemy nga wax ci cas bi parce que yow xam nga dossier bi ni mu demee yow yaa ngi nii say 5 ans defoo recours defoo appel defoo dara dossier classé la duré wul 10 ans parce que defoo appel tey boo defoon appel ci ne laaluma caisse d'avance bi wala facture ceeb yeeg facture dugub yi ma waxoon valeur 30 millions mi ngi nii damay def appel damay def recours su boobaa dossier bi day jógaat
mais Barthélemy bu defoon na yow tey du dem wuyu ji le 10 novembre loolu ne yëg na ko depuis juillet. Khalifa après nga ne Dakar tamit dafa jóg 2012 après nga ne dafa jóg 2014 mais Khalifa ñu ngi 2021 mënoon nga wax ne Dakar dafa jóg 2017 mais bi muy jóg yéen da ngeen daanu parce que député yu 2017 yi législative yi amu leen ko. mënoon nga wax ne Dakar jógaat na 2019 parce que Benno Bokk Yaakaar dafa gagné Dakar gis nga histoire boo koy nettali bul ko yemale fi la neex wala fi la arrangé da ngay wax histoire bi yëpp mënoo ko da ngay noppi te nga delluwaat ci ni nga meloon ci wax bu correct wax bu sell wax bu jaar yoon bien que nag def nga sa ay erreur def nga sa ay bêtises lii yëpp xew tey waxoon naa ko ñu bëre waxoon nañ la ko mais li dal sa kaw moom mooy la nga defoon en 2014 comme histoire nga andi ñu andi laatal la histoire bi Aïssata Sall demee ak Tanor ba nekk coude à coude nga xam ne Aïssata Sall bu jëlee deuxième dafay nekk deuxième personnalité forte du PS nga yàq kii boobu am na noo leen ko tuddee te sax yéen waa PS yi fàtte naa noo leen ko tuddee nga yàq congrès bi nga yàq congrès boobu ba léegi ci ay gasal sa bopp ngay dugg Barthélemy di la gasal Bamba Fall di la gasal ba Bamba Fall tey na mu la daan gasalee noonu la gasalee Bougane Barthélemy bu toogee ci réunion dem bay yëkkati kàddu yu ñaaw di la ko teg nga war a xoolaat sa bopp fii Dakar la lu xew ñëpp a koy yëg parce que ñiy nekk ci yéen di toog ci yéen mel na ñu ànd ak yéen ñuy jóg tamit di toogaat feneen mel na ñu ànd ak noonu ñëpp lépp nit ñi di ko yëg la ngeen di def ak Ousmane Sonko ba mu toogee di wéet ak Barth ñuy fexe di lijjanti pour boole benn coalition boobu yow yëgoo dañu ñëw daal la mettre tegal la plat sur la table nga commencé di sax xam yaakaar ne lii mooy sa dernière chance pour nga continuer am une vie politique. Maître Moussa Diop sax moom Ousmane Sonko lijjanti woon pour ñu juboo mook Barth ñoom ñoo la gën a yëg Yewwi Askan bi ñoo la gën a xam rouage yi ñoo la gën a xam naka lañ ko doxalee yow dañ la andi rek teg la ci kanam meublé la comme ni ñu la meublé tey pour nga tëj waxtaan bi mais Ousmane Sonko lekk na la Barthélemy lekk na la parce que yéen ay jëfru ngeen di wax mais yéen dépassé ngeen luy jëfru Bougane waxoon na terme bi du ma ko utiliser. may wax nag benn affaire ñoom ñuy wax ne Barth dañ ko bëgg éliminer Mermoz mais Mermoz bëriwul ay candidat bëriwul ay nombre de votants ku bëgg éliminer pour sàcc pour Dakar xam nga fan ngay dem ay Parcelles Assainies ay Grand Yoff seen liste yi bu matul ci seeni erreur la am na yoo xamante ne yéen a ko tey ni ngeen ko teyee mooy da ngeen yaakaaroon ne dara parewul élection du am Barthélemy taxaw na fii ne élection du am 2022 du am 2023 du am 2024 xëy na sax du am Ousmane Sonko taxawoon na ne élection yi du am tey mu ngi daw di lijjanti ay kiiwam ñooñu nag ñoo toog wër plateau télé yi wër kii nu ñu koy waxatee point de presse yi ba talu ñoo sax former seen ay nit code électoral mi ngi fi pour ñëpp ku ca liste matul dañ koy dindi yéen ñi toog nag naan lu tax Benno Bokk Yaakaar amul benn fenn fu ne leen waaw liste bi rejeté wala dara parce que Benno Yaakaar dañu Benno Bokk Yaakaar dañoo am lu ñuy liggéey dafa am ku ci nekk liggéey buñ la sant ñi war a dem ci plateau yi dinañ dem ñi war a defar liste yi dinañ dem bu dee nag comme yow am nga rek keneen ki dafa war a am lu bon Ousmane Sonko génne la Benno Bokk Yaakaar kan moo dem salon de massage heure couvre-feu ba ñu koy jiiñ viol Khalifa Sall wax ñu kan ku nekk Benno Bokk Yaakaar lan jox caisse d'avance mu jël 30 millions di ci defar ay fausse facture 15 millions de riz 15 millions de dugub da ngeen ñu koy wax da ngeen ñu koy wan comme nag yéen loolu yéen rek yéen a ci unique ci seen genre c'est normal tamit Benno Yaakaar unique ci genre am ci defar ay listam ndax ñu ngi defar ay liste depuis 2009 defar ay liste 2012 defar ay liste 2014 2017 ñu defar ay liste 2019 Macky Sall yéeg seen kaw yéen ñëpp toog seen kaw à hauteur de 58% nanu bàyyi wax ji te ñu liggéey dëkk bi campagne sax jotagul yéen a ngi campagne ngir yàlla bu 2022 bii jotee xaar leen ba boobu ngeen campagne janvier bi boo leen campagne ba pare ngeen bàyyi ñi ñu liggéey ngeen bàyyi ñi ñu vaquer à leurs occupations li dëkk bi tardé rek doy na moor yi amagum te amul ci benn action bu sérieuse bien qu'on respecte l'âme de ces victimes mais ñi tax moor yi amul ci benn action bu sérieuse lu dul jël suñu démocratie yaakaar na ci benn jacuzzi lañ koy lijjantee ñu jël suñu démocratie yaakaar ne ku yeewu wax ci démocratie bi jël justice bi di ci wax la ka sudul noonu te saa yu la justice woowee nga jóg dem ndànk lijjanti li ngay lijjanti ñëwaat toog nanu respecté suñu corps yi nanu respecté sénégalais yi pour mën a respecté suñu bopp ku ci gëm sa bopp nag li ngay njëkk def mooy jox cër ki nga jàkkaarloo pour mu jox lu cër Ousmane Sonko encore une fois li may tëjee Macky Sall du sa adversaire gis nga dajee benn yoon ak dajee ultime moom ngeen séqoon maanaam ngeen bokk école affaire bi sonné benn yoon mu romb la dem loolu ngeen séqoon Macky Sall mënu nekk sa adversaire si dara
lii ngay yóotu di maire yootootu ko talatu ko ba mu koy mujjee yootu 2009 la 2009 yaa ngi woon ci biir waa PDS yi ànd ak kii nu mu koy waxatee Tahibou Ndiaye ngeen di wër di sàcc terrain yi di lijjanti suufu Dakar bi nga continuer waat di ko def ba ak Mamour Diallo arrêté la ne la lii espace bii duñ la ko jox si nga ko jëlee singili ko li kii waxoon rek nu mu tuddati Bassirou Diomaye Faye da ngeen di politique jël ay nit seppi leen ci biir impôt et domaine di leen wax lu bon di leen tam dëmm ba ñëpp yaakaar ne danoo bon fekk en fait yéen ñooñu di wax yéen a bon loolu nga doon def moom la sa bras droit la xaw ma wax ñooñu nga xamante ne tojuñu fenn amuñu fenn majorité ba Pape Alé pour une fois taxaw na nangu wax dëgg waa Pastef ñu ngi jégalu ci kàddu yi di leen wax ne fa ñuy mujjee mooy ñiy sos ñëpp dinañ dem ba nangu dëgg gi di wax dëgg gi bu kenn bàyyi bu kenn découragé Sénégal ñoo ko moom te ñoo koy tabax bu nu nangu kenn di koy yàq am na loo xamante ne bëgguma ko woon sax wax mais dinaa ko tudd pour yee nit ñi kii wax ne Macky Sall dafa ne fee titre foncier am la dem leen xool moom ay listam doo ci gis Ba doo ci gis Ka loo ciy gis Sagna Badji Goudiaby duma sax wax ne parti bi wala lii ñoom ñu leen di gëmloo te tuddee ko beneen tur parce que ñoom rébellion la affaire bi rébellion la gën a jege parce que boo gisee seen fiche yi liñ ciy bind ak ni ñuy comporté woo ak couleur yi ñu jël mu nekkoon couleur MFDC la ma waxoon rek daaw jéeg dañu meubler ñoom seen méthode seen tur lañ meubler mais méthode yi changé wul bu fekkee nag juumuma ma seet benn photo rek bu dee gis naa ko ma tagal leen ko ngeen xool photo bi xool leen lii Ibrahima Fall mi di soog a marié am lu mu ko gëmloo woon mu gëm ko yaakaar ne idéal la fekk ay sosi nen la yàlla jëlee ko fi yàlla na ko yàlla xare àjjana lan lañ ko bindal si je tombe sur le champ de bataille d'autres patriotes porteront le drapeau jusqu'en 2024 Sénégal ban champ de bataille la am Sénégal lu la neex wax Macky Sall bu sa xar jarul Macky Sall bu tawee taw bu ëpp Macky Sall bu courant coupé bien que coupé tul Macky Sall bu terre bi yéexee départ Macky Sall bu nu laajee fisc bi Macky Sall yow Ousmane Sonko boo mënul sax defar liste parce que yaa taxaw Ziguinchor ne benn commune amul importance yu dul ñaari commune yii muy Ziguinchor ak Dakar ça veut dire que ni taloo woon sax defar ñeneen ñi boo toogaatee tey ne commune yëpp am importance mais toujours du sa erreur de Macky Sall jacuzzi bi Macky Sall lépp Macky Sall xam ngeen ne foofu am na démocratie champ de bataille amu fa nañ leen gëm suñu bopp gëm ne sangu ba set dem voter ak toog ci angle ko ñu yorante loolu kenn du ko dindi Sénégal parce que mooy jàmmu Sénégal ñu ngi jéggaluwaat ci kàddu yi di ñaanal ñëpp jàmm di wax ne jàmm rek ci la lépp xel léegi nag vidéo bi lañ leen di tëjalee di leen ñaanal jàmm di wax ne jàmm rek ci la lépp xel fu amul jàmm doo ko dégg nii ñaari enjeu yu mag ñoo am te yooyu mooy Dakar et Ziguinchor. Dakar parce que c'est la capitale du Sénégal. yéen a ko dégg kon ñii bu seen ay liste incomplété ñoom seen yoon nekku ci ñoom Dakar moo leen intéressé woon pour Barthélemy Ziguinchor pour moom di leen xamal nag ne Sénégal du Dakar du Ziguinchor Koungheul ci la bokk Ourossogui ci la bokk ak yeneen dëkk ki ba ci Kaffrine mu ñoom Wilane ci la bokk ma leen di fàttali nag comme moo fi tudd Dakar yéen ñi dëkk Dakar xam leen ne affaire bi du kenn ku dul Diouf Sarr kenn dégg ko ci lu bon kenn dégg ko ci lu ñaaw te bi dëkk bi jaxasoo wee monde bi yëpp jaxasoo moom la ñëpp doon gis muy këtti kon na ngeen dem voter massivement pour Diouf Sarr bu dee Ziguinchor nag ku mu neex votel Benoît Sambou ku mu neex votel Baldé mais ñaar ñooñu ku ci tànn kenn rek tànn nga nit keneen ku ci votel keneen yaa ngi tooñ sa bopp ñu ngi jégaluwaat ci kàddu yi di leen wax ne campagne bi di leen ko campagne di leen wax nit ñi dëgg di leen wax nit ñi li ñu yaakaar ne moo gën ci Sénégal koo yaakaar nag ne gënul tamit am nga ci droit parce que ñun ay nit rek lan di juum ak di wax lu mu warut a wax wante di fexe muy rafet toujours tey jaar yoon tey nekk dëgg ñu ngi jégaluwaat ci kàddu yi di leen wax bon week-end merci